jataay bii ñu toog deret bi Cheikhul Khadim ñu koy ziyaara di ko jox wàccuwaayam Mbàkke Balaay di sax ci moom ñaan ci kaw loolu sax damay wax ni dañ koy jox kàddu bu tijjilu jataay bii ak ñaan ba lépp loo xamante ni rek bëgg nañ ko ci yiw ak ci ndam ñu am ko ci sëriñ Moodu Aysa Mbàkke mu sëriñ Abdou Aziz Baara sëriñ Mouhamadou Amin mu Xaadimu Rasuul Mbàkke Bala Aysa kàddu laa maa ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen waa Béré Siyaar ñu commencé ko ci def ñaan Faatiha Lixlaas Falaq ak Naas ñaan ci yi ñu dox lépp suñu borom def jàmm ak salaam ak sutura ba fi ñu bëgg a suñu borom àgg bismillah. Pape Djibril tey yaa ngi Brescia Brescia nag bu ñu ko waxee Pape Djibril mooy gox bi nga xamante ni moom la doomi Serigne Touba njëkk am kër fii ci Europe muy Pontevico kon xam naa sans pour tarder rek ndax waxtu ni xaw na dem tuuti damay jox soxna Kiné Xuma mu ñëw dalal gan ñi waaye dalalaale suñu gan bi teg yi di Pape Djibril Fall soxna Kiné Xuma bismillah wa inna waliyallah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu mbokk jullit yi teew yëpp mbokk taalibe yi ngeen permettre ma nuyu suñu gan bi Pape Djibril ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la daal di la masawu coono. Pape Djibril buñ ko nuyoo rek xëy na avion bi mu jéem wàcc ci dëkk bi moo tax waaye jàpp naa ni dafa nekk koo xamante ni si dafa ñëw ci ay mbokkam fekk fi boppam ndax nag bu fekkee da ngay sénégalais ku xam Brescia ak ni mu bindoo boo yegsee li lay njëkk a wax moom mooy ne ci nga bokk kenn ku la fi jiitu daanaka dafa lay la fi daal kon baax ñu jàppal ne yaa ngi ci sa biir kër gis na te ñëw lay dalal bu baax. waaw di am mbégte bu baax tey di sant d'abord waa Brescia yi nga xam ne ñoom ñoo toog ci sama jëmm ju xeebu ji boole ma ci ñu ngi tudd waaye man wër na ma ne lii ma may tey du suma yëf waaye nag nit ki moom bu ñu la joxee nag dama koy jël kon ñu ngi leen di sant leen gërëm. gars yi organisé lii xamuñ sax liñ def ndax buñ jëlee Pape Sène jël Fatal dañoo laajtewul rek parce que tey jii Fatal waajuram bu góor ak sama waajur bu góor la woon maga mag man la kon tey buñ toogee ñun ñaar ñu boole ñu benn bis kon juumu leen di dalal nag Pape Djibril di la wax ne ñëw nga dëkk boo xam ne dëkk bu am baati nañu nii ndax lu tax dëkk bu am baatin la mooy doomu sëñ Touba kenn gisatu ko mais fii la doomu sëñ Touba jël xeeram teg ko fi kon ñëw nga fi jërëñëw tey war nga rafet njort tey ndax tey fekk nga fi sëñ Touba am teew taalibe sëñ Touba kon ku fi ñëw tey rek war nga rafet njort gannaaw bañ sant yàlla asalaamaaleykum maa ngi leen di yàlla borom ay mbokk maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di jiital sama sëriñ bi parce que man gannaaw yàlla ngeen ci Cheikhul Khadim rek laa yàlla bu ma gis sa dëgg dinaa ko ziyaar maa ngi leen ziyaar sëriñ Mbacke Fall di kontaan bu baax nag ci yéen ñi nga xam ne yéen ma marraine seen journée bi maa ngi ciy kontaan bu baax di leen gërëm bu baax macha allah. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu mbooloo bi fi teg yëpp macha allah nuyu suñu gan bi Pape Djibril Fall
suñu naataangoo des serviteurs ñëw bu baax ci parti principal ñëw woote seen biir suñu dëkk muy Sénégal ñu siy gis suñu bopp ñun ñëpp ndax dañuy utiliser li nga xamante ne mooy seet ndaxte boo seetoo rek sa bopp ngay gis te li ngay gis sa bopp rek yaakaar naa moom nga yéene sa bopp muy lu baax kenn yéenewul sa bopp lu baax saa yoo seetoo ba gis li nga xamante ne rek jaga dina sa bopp rek moo sa ñoon defal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen baal ak di leen baal ak di leen ñaan jàmm ak tawfeex yàlla may def ko baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla yàggal ko fi lool ci kanamu njaboot ba lépp lu ñu fas yéenee liggéeyal Serigne Touba Serigne borom jàppale ko bu baax a baax a baax baax a baax a baax a baax a baax di jaajëfal ndaw ñi nga xam ne si ñi moom moo jóge fii ba Sénégal ñuy Pape Djibril Fall muy nit koo xam ne si nii ku am yëg-yëg ci biir Sénégal ku bëgg yi Sénégal ku gëm yi Sénégal muy koo xam ne si nii ku ma yàgg siifu la si biir Sénégal ma am contentement ci moom bu baax a baax a baax waaye it li ma gën a neex ci moom ak li ma gën a bëgg ci moom mooy bëgg Seexul Xadiim Dakar def loolu nag ma xam ko ci moom ràññee ko ci moom donte mosuñu gisante teel a mosuñu gisante yaakaar naa ñoo ngi leen déggante WhatsApp man maa ngi mënu karaan yooyu ñoo leen dégg di la jaajëfal bu baax di la baalu ak bu baax ci déranger. asalaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam. di nuyu sama bopp yi sama papa Ndiaye Sall bi bàyyee ko ba jéegi ku am papa ak yaay di nuyu sama yaay Mami Cissé nii toog sama waay jéegi yi déplacé sama am xarit Ndiaye am Fall ma nuyu di dalal Pape Djibril Fall fii ci biir Brescia di la fii suñu fief dañ fi am résidence dañ laa bëgg nag ku bëgg Sénégal bu bëgg ci biir koro bi ku bëgg Sénégal bu bëgg ku ñu woo ci Sénégal bi taxaw kenn sa bëgg suñu parents yi sa bàyyi ci gëm-gëm tey jii li may wax yàlla ku doon sagoo nga doon papa mbaa nga doon rakkam mbaa nga doon frère ci dëggu ba te lu ànd ak dëgg ñu dëggu ba kon maa ngi lay nuyu di la dalal di la ànd ak moom di dalal président ci yaakaar di dalal serviteur yi ngi toog di dalal mbooloo bi yëpp association yi teew yëpp bàyyi ma kenn rek sama liggéey damay doo leen jël ndox man dama ne woon dama bàyyi politique mais dafa nekk sama sang c'est ma passion je l'aime ku xam sama gëdd nag boo ci bu nekk moom wuyu ko ci xam ngeen fi la ñeex ca PS kooku namu dara kon boo ko ci woowee daal di may gëm ne ma nañ delluwaat pour ca mbay ngay ba ngir Sénégal dama la koy ñëw si jaay yow ñu wax sama mu tey bu ñu tàggi la ko ne ci wax ama ma jaay naa ko ci loolu la wu ci sama ay yaatal yaatal sa dëgg ko la ko ñu dëggu rek lu dëggu am rek comme maa ngi waat ñëpp bàyyi ma kenn rek sama liggéey bu merci beaucoup surtout bàyyi moom yow boo wootee nit ñi dañ lay wuyu ndax sa baax ak sa
ngor ak sa diine ak sa lislaam nga bëgg Seexul Xadiim ba am cër ba nga am ca pontifico kon yàlla sa jàmm yàgg et pas divin juumoo a gor saa ngi nii ak yonent bi. mbokk yi ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp si nekk sama santam di santaat bu baax a baax yàlla ndax ñun dafa am loo xamante ni maanaam moom li suñu deret la nekk ñu njabootu Cheikh na Ahmadou Bamba bu ñuy ubbi ab liggéey ñu ñëw teew suñu biir waaye yitte yi nga xamante ni am nañ ko yëpp ñëw teewal bi sunu xel day dal kon ñuy santaat bu baax sëñ Modou Aïcha ci teewaay bi ndax it yombul nga koy gis ci jataay yu mel nii les temps parce que ñun ñu dëkk fii ñu xam ne fii la ñu nekk ñu gérer suñu bopp ci loolu def taxaw si bu ñu wootee réunion na ñëpp def bu ñuy wootee réunion ñëpp dañu war a def parce que mooy yoon kii woote réunion sëñ naa kamar day dox bu dégg bëccëg dans ce job bu dégg bëccëg dañuy dox pour l'intérêt des Sénégalais jamono ji nga xamante ni Covid bi amoon muy bis yu métti bis yu tar ci ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci association am na ñoo xam ne dem nañu ba yëgatuñu seen bopp wax nag moo koy intérêt xalaat mooy intérêt bi moo ko wax ndax la dugg ci kër ñëpp na nasar kenn mënul kenn demul amuloo sañ-sañ dugg ci kër ku bugg a xéwlu da ngay dem indil ko sonné ko tegal ko ci buntu dem sa yoon ñu fàtte loolu ak njàngat lañ ci war ak njàngat bu baax lañ ci war weesu na alhamdulilah waaye ñuy fàttaliku ñi nga xamante ni yàlla def nañu jiitu ci liggéey boobu ñu leen di ñaanal bu baax a baax saa su ñii ñaan la vraiment yàlla jàppale ñu ci lii nga xamante ni sumb nañ ko muy ku bees aussi ci biir politique bi pakk yi bëri na wax ju ñaaw ju bëri na mais li am solo rek mooy gëm na parce que ni mu ma ko waxee mooy man bu ñu waxee te man ma xoolaat sama bopp mu leer na ni la ñu wax deful damay tëdd dara waaye mbir mi yàlla donc loolu nag yaakaar naa ni képp kuy nit rek war nga mun a xool foofu ma leen di remercier bu baax a baax di leen jaajëfal encore une fois di leen wax seen doom seen frère di nuyu soxna Absa Mbacké ñu lay ziar Mbacké Balla di ziare aussi sama jëwriñ sëñ Magay Samb doon kenn si ñun doon ànd ak sama mag nga xamante ni wax dëgg yàlla ay xarit la ñu woon ay doomu ndey la ñu woon donc may ziare toute la salle mais permettez-moi aussi de saluer la première dame tey ñëw na toog ci biir salle bi leen jaajëfal merci bien. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ginnaaw bi ma musloo ci seytaane di sant bu baax sunu borom bu baax cant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee nag waaye amul fu mu yem li tax ñu koy def tamit mooy dañoo xam ne ay at taxul ñu toog fii xam-xam tamit taxul ñu toog fii lii ku baax Cheikh Saliou Mbacké doon wax naan jàmbar amul kuñ dimbali moo am dañoo jàpp ne dañoo bokk ci ñooñu nga xamante ni suñu borom da leen a dimbali da leen a defal tawféex da leen a defal sutura moo tax faw rek ñu sant ko cant goo xamante ni dañuy sàkku ñëpp sant lañu sunu borom bu baax a baax a baax ñeneen ñi nga xamante ni maa ngi leen di sant it nekkuñu fi muy sumay waajur waaye dafa mel ni daanaka ñoo ngi ci jotaay bi ndax ñoom laay waxtaanal léegi par message di sàkku ci ñoom ñaan te amul dara loo xamante ni dinaa ci dugg walla ma nekk ci lu dul jële naa ci seen am naa ci seen ndigal d'abord ak seen ñaan di ci wut nag seen ngërëm loolu moo tax maa ngi leen di ñaanal fa ñu nekk muy
jëmm yu tedd yooyu nga xam ci ñoom la ma sunu borom jaarale sunu borom yàggal leen fii sunu borom sutural leen ñu nekk fii yàgg fi loolu di ñu ñaanal di santaat bu baax a baax a baax kilifa yi nga xamante ni ñooñu dalal ci dëkk bi muy ki nga xamante ni moo tijji jotaay bi sëriñ Modou Aïcha Mbacké di wax ne tànk yi muy dox ak taxawaay bi muy dox moom la ñuy xaar ci kilifa mooy sa njaboot fu ñu nekk nga dem nemmeeku leen waaye loolu it da koo donn ndax tudd nañ fi léegi Cheikh Mouhamadou Mourtada nga xam dem na ba ces dernières années sax médecin yi xool nañ ko ne ko nag foog nga wàññi dox bi waaye ki ma ko nettali nee na dana médecin bi da doon wax ne kii est-ce que du ndawu seytaane sax moom mi ko bëgg a tere mu continuer mission bi nga xamante ni moom la amoon ci kaw suuf waaye ku ko gis xam ne tolloon na jamono yoo xamante ni wax dëgg yàlla mënatu ko woon donc sëñ Modou Aïcha loolu la donn ñu koy gërëm di ko sant di ñaan sunu borom mu gën koo kàttanal Cheikh Mouhamadou Mourtada it da koo donn ci waajuram Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom it képp ku jàng taarixu Sénégal rawatina ci téere doomam bi nga xamante ni moom moo tudd Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké muy Minanu Baaxil Xaddim fi siirati Cheikhul Xaddim boo ci demee di nga gis ne wax na ne ci téere bi ne sëriñ bi fépp la daan dem ci Sénégal lu jiitu muy tàbbi ci loxo tubaab yi di nga gis ci téere boobu sax ne dem na seeti jëmm ji nga xamante ni moom la ñuy feete tey jii moom la ñuy rendre hommage ci téeméeri at muy Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmadou Bamba dem na Njarnde seeti ko fa ñaari yoon sëñ Bachir moo ko nettali ci Minanu Baaxil Xaddim li ma si jubloo wax rek mooy Sénégal mësul ñàkk nit yu am njëriñ ak nit yu bëgg seen askan mësu ko ñàkk jamono bu nekk am na ko loolu dafa bokk ci le sens de notre combat dinaa si ñëwaat ci biir waxtaan bi di nuyu bu baax ak di gërëm sunu kilifa El Hadji Ndiaga Sall ngërëm loo xamante ni tamit am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ak njabootam muy sëriñ Mansour Sall ak sëñ Babacar maître ak soxna si siis moom tamit am taxawaay bu baax au niveau de la communauté démb ñu dalal ñu dal boo xamante ni kawe na suñu njort trop wane générosité tey tamit ñu bàyyi seen yitte yépp ñëw fekk ñu fële déjà ci terrain bi ñu jaaroon pour daje ak xale yi football foofu ensuite ñëwaat toog fii tabe nag yomb na lool su dee ci alal la waaye li gën a jafe mooy tabe ci daraja te gis nañ ne ku tabe ci darajaam la ñu koy gërëm bu baax di ko sant di sant bu baax soxna Loota Mbacké suñ borom dogal na jotul ñoo gisante waaye kàddu seede yi ma dégg ci moom doy na sëkk di gërëm Aliou Camara Ndiaga Sow Fanta Seck Magay Samb soxna Absa Mbacké madame Diop la yaakaar naa di gërëm bu baax Mamadou di gërëm kilifa yëpp yi nga xamante ni kenn ku ci nekk su ma sañoon damay jaar ci sa tur saa fonte ak yow mu ñu nekk ci salle bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di gërëm nag kilifa yi nga xamante ni ci seen taxawaay rek moom moo tax ma ñëw Brescia may wax ne nekkuñu ci période campagne électorale damay dalal xelu ñëpp damay ñëw pour def tukki nemmeeku ak yëgal ñi ànd ak ñun ak ñi àndul ak ñun ci li ñu ne du campagne électorale loolu la wax keroog Sëriñ Alassane nu mu sant sax Alassane Dieye waaw boobu ba tey maa ngi xaar sama café gi sax mais gisaguma ko waaw macha allah donc mu nekk nit ku baax keroog ñu am jotaay bu yaatu ma ne ko man sama gis-gis mooy gis-gis bi maam Abdou Aziz Sy radiyallahu taala anhu amoon c'est ce qu'on appelle une éthique dans le désaccord man ragaluma ku wuute ak man li may ragal kay ci nit mooy ma gis ci moom ñàkk worma ak ñàkk teggin
loolu daal moom su amee ci nit mën naa bañ a sawar ci jotaay bi waaye soo wuutee xalaat ak man yàlla bindul koo xamante ni ñëpp dañoo d'accord ak moom yàlla bindul it koo xamante ni ñëpp dañuy yëkkati yiw jëmale ko ci moom yàlla bindul tamit kenn koo xamante ni ñëpp dañoo yéene la jàmm loolu suñu borom bind ko yonent bi salaatu alayhi wa sallam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko wax nee na suñu borom dane ko mënoo wax a wax ba duma bàyyi yéefari ñu fexeel la waaye ñoom mënuñoo fexe ba duma la protéger mu ne ko ndax soo fexee ba ñoom duñ la fexeel mu ne kon dañuy yow da ngay nasax da ngay bàyyeeko waaye ñoom nag mënuñoo wax a wax ba duma la protéger donc ñun wóor nañu ne ñoo ngi ci protection suñu borom bu wér ndax pour man le seul lieu de sécurité c'est la rectitude mooy nga fexe ba yéene nit ñi jàmm di ci dox di ci wax moytu tooñ su boobaa aji kawe ji moom moo lay sàmmal boppam donc loolu aussi ñi ànd ak ñun dañ ciy dalal seen xel bu baax di gërëm muy Moustapha muy Mamadou muy ñoom Birima muy ñoom Adama muy soxna Xujja ak soxna ñoom Ariette ak ñoom ñëpp ñi nga xam mënuma leen lim bi ñu ñëwee dañoo bàyyi lépp soxna Kiné Xuma ak borom këram xaw ma ko moom it li mu def am na solo lool ñoom ñëpp nga xamante ni seen mobilisation ak seen taxawaay ngir bés bi am solo wala fan yi ñu fi def ndax wax dëgg yàlla bi ma ñëwee Brescia ba tey nammuma Sénégal ndax ñi ma fi fekk créel nañ ma benn Sénégal en miniature loolu nekk loo xamante ni teranga sénégalaise bi ñuy wax fekk naa ko fi ba mat sëg dem bi ma demee Ravenna aussi maa ngi fa fekk restaurant boo xam teranga la tudd donc pour wax ne le Sénégal est bien exporté ñoo ngi koy taxawaay boo xamante ni bu am solo la di nuyu tamit soxna Jaara Gueye bu baax moom tamit ci taxawaayam ak ci engagement am ak ci générosité am di yëkkati ay kàddu njaal tamit di ko jëmale ci soxna su am solo bokkoon ci daayira soxna Jaara te bàyyee ko fi semaine bi nga xamante ni ci lañ waroon a njëkk a ñëw muy soxna Awa Seck di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dolli ko yërmande waaye bu dajeeg sunu borom dina xam ne la mu nekkoon rek moo am solo ndax la mu nekkoon moom moo tax tey ñu tudd ko ci jotaay bi mooy am njëriñ am solo lu am solo la di jaale it way juru ñaari xale yi nga xamante ni sunu borom jël na seen bakkan ci ay cas de noyade muy Cheikh Saliou ak Serigne Mourtala ñuy ñaan sunu borom tamit fa ñu nekk mu def yërmande bu baax a baax ci ñoom. may gërëm tamit bala may dugg ci waxtaan bi rapidement sunu wayjur tamit dafa nekk ci jotaay bi koo xamante ni sunu papa la mook suma papa mën naa wax ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay muy sëñ Chouaïbou Diop toog nii ci jotaay bi di ku am solo di koo xamante ni ku am njëriñ la ci ñun maa ngi fàttaliku bi ñu nekk xale ordinateur jafe lool moom mi moom ma njëkk jëndal ordinateur bu may jàngee sëñ Chouaïbou maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax di gërëm koo xamante ni sama goro la man maa ko may soxna muy Mouhamadou Lamine Ndiaye moom tamit moo ngi ci jotaay bi moom maa ko may sama rakk koo xamante ni sama rakk la suma xarit la dafa mënoon déggaa nag daba moo ngi nii toog ñoo bokk ndey ak baay man ak moom muy sëy fii tamit nekk ci yéen moo tax politique dafa am solo lool xam naa ndax te xam naa ne politique bee tax mu gis ma avant l'heure waaw donc di ko gërëm moom tamit sama rakk la waaye suma xarit la li ñu gënoon a boole nag mooy njombeem yëpp man maa ko daan couvrir wala ma yem foofu waaw donc léegi mère de famille la alors di sant bu baax ni ma ko waxee léegi kilifa yëpp ñi fi ñëw yëpp maa ngi leen di xool léegi sama yaram di daw ndax kenn ku ci nekk xam naa ne itte rek moom moo tax nga déplacé wu ndax du suñu jëmm yu xeebu yi itte la d'abord beneen bi bëgg Sénégal la ndax bëgg Sénégal rek moom moo tax tey bi ma recevoir le président des Sénégalais de Brescia fële ci hôtel bi ma nekk waxtaan bi dafa am solo ba dama ne ko dimbali ma rek ñu dem añandoo
da encore pour gën a mën a waxtaan te ci diggante bi rek dama ne lii rek bu fi yemoon mu doy ndax am naa yóbbal bu mat sëkk ci problème mu Sénégal yi ak problème mu sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi koy dund ba ci seen waxtaan yooyu li ma ci gën a neex mooy pragmatisme bi ak intelligence bi ngeen am ba produire un document de référence ni ñu amee tey Sénégal un référentiel des politiques publiques yéen itam am ngeen document de référence muy waxtaanu diaspora ba ci niñ ko tuddee sax dafa am solo ndax waxtaan baax na waaye waxtaan ba pare tànn ci wax ba pare tànn ci li am solo dëxëñ ko parce que tant que tu n'as pas la donnée tu ne peux pas avoir la bonne décision leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy li sabab suma engagement politique ndax fan yi coow li xaw naa bari li tax coow li bari tamit ak cant gu mag lañ ci am ndax nit ñi gis nañu nit ñu bëggee ak nit ñu ñeewante ak nit ñu yéene ba bëgguñu ñu teg suñu tànk fu ñu ko war a teg loolu nag képp ku jóg di dugg ci mbir gis ci wet gi nit ñi di la artu mooy yow santal sunu borom ci réew moomu nga xam ne am nga fa cër ndax ñu bari jóg nañ tey ne dañuy dugg ci politique te intéressé wul kenn fan la ñu teg seen tànk fan la ñu jógee lan la ñuy dox ak fan la ñu war a teg seen tànk am na ñu bari ñoo xamante ni tey lii ñu am ci politique bu ñu ko amul ñu sant moo tax ñiy wax jàmm ak ñiy wax safaan yépp dañ ñuy dimbali ci liggéey bi la ñu bokk Cheikh Ahmad Bamba sax daf doon wax ne suñu borom buy tasaare sa mbir yenn saa yi sax dina koy jaarale ci xolu way kiñaan yi ñu koy tasaare te duñ ko yëg loolu moo tax ñoom ñëpp dañ leen a ameel ak cant ñi ñu ëmbal yiw ak ñi ñu ëmbal safaan sunu engagement nag dañ ko donn te wax naa ko léegi loo donn mu dëgër dañ ko donnoo ci ay magu Sénégal tudd naa fi Cheikh Ahmad Bamba léegi tudd naa fi Cheikh Mouhamadul Mourtada tudd naa fi léegi Seydi Hadji Malick bi nga xamante ni tey Sénégal ñu ngi rendre hommage 100 ans ginnaaw bi mu wujjee suñu borom 1922 2022 1922 2022 loolu képp koo xamante ni sa yitte ci àdduna mooy nelaw ak wax safaan loolu doo ko am na ñu mu maasee loon moom Seydi Hadji Malick am na ñu mu nekkaloon Sénégal moom Seydi Hadji Malick waaw tey lan moo tax 100 ans après am na ci ñoo xamante ni booba lañ leen suul ba tey kan moo leen rendre hommage kenn rendru leen hommage donc am na ci taxawaay boo xamante ni soo ko amul kenn du la bàyyi xel kenn du la fàttaliku kenn du la dimbalikoo kenn du la jël référence pour nga leen di niital donc sama engagement damay revenir di ko expliquer ne dama ko jële ci ndono loo xamante ni dama am responsabilité assumer un héritage et ensuite préserver un legs mooy legs boobu nga xamante ni ñi ñu ko légué mooy les pères fondateurs loolu bu njëkk la beneen bi mooy ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jur sëñ Choy bu mii du ma bàyyi ma wax lu dul am ki ñu ma tuddee dañ may tere sax léegi ñi may xalaatal ci communication nee nañ ma bàyyil di tudd góor gi léegi ci pénc mi parce que nee nañ ma boo ko tuddee rek yàq waxtaan bi yépp waaye dafa am boroom xam-xam buy wax ne nit ku nekk war na am laaj bu muy laaj boppam mooy who will cry when you die bés boo faatoo kan moo lay jooy su fekkee ne sa dund ak sa dee ñoo yem mooy yow moom amoo njëriñ su fekkee ne soo tukkee nekk ci kër gi ba ci ak nga tukki kenn du ne waa ana diw donte attaaya rek nga fa nekke woon wala donte fexeel ba am njëriñ boo xamante ni au moins boo tukkee ñu ne absence remarquable et remarquée soo deeyee ñu jooy la ndax nit ki buy juddu espoir la yaakaar la dañuy rey xar dañuy rey nag nit ñi dañuy bëgg yow nag da ngay jooy ndax nit ñi li tax ñuy jooy mooy dañ naan yow li tax ngay jooy mooy fi nga ñëw xamuloo fi waaye ñi la jur ñoom ak ñeneen société bi jàpp nañ ne yow espoir nga yow da ngay jooy ñun ñuy ree ñun ñu ngi fi fekk dañoo bëgg booy dee yow ngay ree ndax daje nga ak ngërëmal sa borom ndax njëriñ loo amoon ñi ngi fi bàyyi di jooy ndax sa absence bi nga xamante ne nan nga ko absenté ndax njëriñ loo nekkoon
waaye donc booy judd yow njëriñ espoir nga. ñun ba ñu juddoo yaakaar lañu woon dañuy xeex sunu dund ngir bañ a nekk benn musiba ci kaw suuf ngir nekk njëriñ lu àndul ak lor donc loolu moo tax même bu ñu nit di lor mënuñu ko lor ndax la ñu waxante woon ak sunu borom ak yaakaar bi ñu nekkoon ngir nekk njëriñ loolu moo tax mënuñoo nekk loraange pour keneen moo tax même ñi yëkkati loraange ji wut si ñu ñun mënuñu leen a lor ndax dañoo am contrat bu ñu amoon ak sunuy waajur am contrat bu ñu amoon ak sunu borom pour nekk un espoir nekk am un impact positif dans la vie des gens et non le contraire moo tax mënuñu saaga mënuñu xaste mënuñu lore loolu tamit bu fekkee ne am nañu ay adversaire ci salle bi na seen xel dal même bu ñuy lor ñun mënuñu leen a lor leneen li mooy le sens de notre engagement politique sunu engagement politique ngeen baal ma ci baat bi moo xaw a sonn sunu engagement politique laluñu ko ci adversité politique wala conflit politique ci débat d'idées wax sunu gis-gis ak li ñu xalaat ci Sénégal ak wax dëgg te yàlla rek tax loolu nag ku waxal yàlla xam ne xaaruñu tey dugg politique pour wax ñi yor Sénégal ak ñi ko bëgg a yor tàmbalee ko ci man mii laa koy jiitale képp koo xamante ni war nañ la wax dëgg am moom maqaama ba duñ la ko wax donte dinañ ci boole teggin yi boole ci yar bi boole ko ci xam-xam waaye koo mën a doon ngay yeewoo Sénégal ñu war laa wax dëgg dinañ la ko wax suñ la ko mënee wax ci ak wéet dinañ la ko wax suñ la ko mënta wax ci wéet dinañ la ko wax ba ñëpp dégg ko loolu moom bu yeboo tamit ñëpp dalal ci seen xel xam ne incha allah bi ñuy jël sunu responsabilité Sénégal ñi nga xamante ni ñoom lañu ko seqal muy nguuru Sénégal yaakaar naa ne bu ñu nit ñi bàyyee xel mooy mësuñu leen a épargner bu ñu leen waree wax dëgg mësuñu leen a épargner ci wax leen ñu bàyyi xel néew di doole yi diaspora bi yaakaar naa ne képp ku yor sénégalais de la diaspora amul bés laaj leen ñoom Moïse Sarr ak ñoom ñëpp amul ku ma dul ci jokkool ku ma ci wax saa bu ma jot ba ci guerre Russie beeg Ukraine bi étudiant russe yi nekk foofu man mii la ñu contacter pour ma jàllale seen yéene ñaata détenu ñoo nekk ci diaspora bi ku ma daan dégg sama émission daan naa ko ñaxtu ba sonn sur les statistiques recensement bu amee tey ginnaaw yàlla def naa ci liggéey bu am solo keroog bi ñu ne Moïse Sarr ci conseil des ministres il faut que recensement am daf ma woo téléphone ne ma dama bëggoon liggéey bii ñu ànd ci ndax dama laa yàgg dégg nga koy wax ma ne ko nag su ma sañoon nga doxal ko ak say service nga bàyyi man ma nekk dans la périphérie saa bu ma waree artu parce que loolu mooy suma rôle donc je suis un fils d'immigré soy bu xam na ci dara suma papa def na fukki at ak ñeent fi nga xamante ni moom mooy ci diaspora bi donc man sunu borom moo ma bëggloo Sénégal yàlla moo ma bëggloo ndaw yi Sénégal yàlla moo ma bëggloo Sénégal donc ba ma nekkee ndaw fa ma juddoo ci sama maam bi ma yar xam nañ ne dundam yëpp daf ko joxoon éducation daf ko joxoon santé daf ko joxoon l'intérêt général donc man loolu laa donn moo tax du ma xaar ba tey di jéem a compromettre par quoi que ce soit suma engagement politique donc beneen bi nga xam question bi nga xam bëgg naa ko régler qui est crucial mooy que bi ma jógee ne damay dugg en politique dama ne dama ci bëgg a ànd ak ñi nga xamante ni Sénégal moom moo leen ñor muy ñi doon servir seen réew ak ñi nga xamante ni bëgg nañoo servir seen réew parce que dañoo jàpp ne la plus haute station de la seigneurie mooy servir mooy nekk ci nitu yàlla yépp bu ngeen xoolee seen bind dañ naan nan la ñuy def ba dagaan seen borom mu jox leen les capacités mentales intellectuelles et morales pour mën a servir seen réew man nag ci loolu laa nekk loolu nag soo ci nekkee képp ku ci mas a nekk képp koo xamante ni mas ngaa yëkkati sa kàddu ne bëgg ngaa dimbali sa société ne bëgg ngaa dimbali sa askan ne kenn du ma xas kenn du ma ŋàññ kenn du ma wax naka sudul noonu yaa ngi nax sa bopp ndax boo ñëwee da ngay fekk ci langue gi ñoo xamante ni xëy na yàlla nattoo na leen ci seen bopp rek la ñu nekk te képp koo xamante ni ci sa bopp nga nekk
buggul ku yëkkati dara ne ci moom dafa bëgg a dimbali askanam ndax ku aj du bëgg kenn ku teen ñun nag Sénégal du ñu négocier intérêt général moo tax képp koo xamante ni yaa ngi ci espace public ak espace politique di yëngu na nga jàpp ne ni ñu la mayee ci sunu bopp nga apprécier sunu action ak sunu réflexion koo mën a doon dinañ apprécier sa action dinañ apprécier sa réflexion ndax li ñu bokk te mënuñu koo pàccoo il faut que ñu pencoo ko kenn amul maqaama ne kenn du ma critiquer te li ci gën a doy waar mooy yow nan ngay critiquer nit ñi ne kenn du ma critiquer loolu xel mënu koo nangu donc le sens de notre engagement politique tey il faut que nit ñi xam ne moom ak jóg julli ji wala jóg koor jot ñu dem woori la ñu yemale jaamu yàlla lañ ko jàppe ngërëmal yàlla lañ ciy wut te képp koo xamante ni yaa ngi jóg di wut ngërëmal yàlla waroo bëgg ku la tagg waaye waroo ragal ku la ŋàññ tant que eggoo ci yemale tagg ak ŋàññ mooy doo jëriñ sa askan bu fekkee ne li nga bëgg mooy jamono bu ci nekk foo dem ñu lay yëkkati di la wax lu baax di la tagg di la kii yow ay éloge rek nga bëgg su boobaa mooy yaa ngi ci leneen nag yow sa bopp nga bëgg ñun li ñuy bëgg liggéey bii mooy lii Moustapha wax mooy su ma sañoon man damay ànd ak jëmm yoo xamante ni su ma naree dugg ci ndëgg sërëx ñu ne ma kaay taxaw fii baaxul damay ànd ak boroom xol yu sell yoo xamante ni ak boroom xel yu sell yoo xamante ni ngir yàlla suñu ma waree wax dëgg nañu ma ko wax te yàlla rek tax parce que loolu mooy tax sama xel nekk fi sama xol nekk fi loolu mooy tax li ma bëgg muy jëriñ Sénégal ma mën ko def te du ma jëriñoo Sénégal te damay ñaan suñu borom di leen wax ngeen ñaanal ñu su fekkee ne namm nañu li ñuy def wuute ci ak pas-pas bi tax ñu jóg li ñuy wut yàlla na bu ñu ko am waaye bu fekkee ne jëriñ Sénégal rek moom moo tax ñu jóg li ñuy wut gëm naa ne dinañ ko am te dinañ ko delloo waa Sénégal ba mat sëkk parce que bi ñuy taxawal Sénégal boobu mandat taxul woon te mandat boolewuma ak Sénégal wut mandat boolewuma ak yéen ma ci dalal seen xel su fekkee ne mandat bii may wut awma ko it déwén incha allah ci journée culturelle lu Brescia yi dinaa ñëwaat ànd ak yéen jotaay yi gën leen a bëgg gën leen a ñeewant gën leen a yërëm gën leen a taxawal. donc li ma bëgg a wax foofu bëgg ko leeral encore une fois mooy mandat boolewuma ak le peuple sénégalais quelle que soit l'issue de ces élections am naa man war naa sant yàlla ba pare parce que soobu bi ma soobu ci élection bi moo waral jotaay bii waaye moo tax tey ma xam lu bari ci Sénégal ak sénégalais yi moo tax tamit tey ma gën a découvrir yaakaar bi nga xamante ni sama yaakaar boobu mësul denc ci Sénégal nous sommes un très grand peuple Sénégal kay ñi ñuy jiite wala ki ñuy jiite wala ku ñu bëgg a jiite mooy ñëw ci ñun ñu am yaakaar ci moom après mu tas suñu yaakaar waaye peuple sénégalais peuple bu jàmbaare la peuple bu digne la peuple bu fier la peuple la boo xamante ni xam na boppam bëgg na boppam te fépp fu ngeen dem ni ngeen ràññeekoo nii tey ci Europe ba les autorités italiennes am lu ñu leen nangul am lu ñu xam ci yéen am lu ñu bëgg ci yéen xam ne jàmm bu dee jàmm rek la dina jóge ci yéen dem ci ñoom te du ngeen nekk ay trouble fait tey jii loolu doomu Sénégal la te c'est depuis la nuit des temps du loo xamante ni dafay doog a am les Sénégalais ce sont moo tax bëgguma waxin boo xamante ni xale yi dañ koy dégg ba tax ñu bañ seen bopp xam nga am na xeetu waxin boo xam bu ko nit di wax ci boppam day dem ba dootul bëgg boppam am na xeetu waxin boo xamante ni bu ko nit di def ci réewam wala mu koy wax ci réewam day dem ba dootul bëgg réewam su ma neexoon tey damay ñëw rek waxtaan ak yéen ci diagnostic gu Sénégal bi nga xamante ni xam ngeen ko ne leen nangam doxul lu ne ma wax ko lépp laa xam ci li doxul waaye à côté de ce discours qui peut être démobilisateur dama bëgg nag un discours porteur d'espoir pour wax ne Sénégal li ñu am ak li ñu yàlla defal ak ressources humaines yi ñu am
boroom xam-xam yi ñu am ñi bëgg Sénégal ñi bëgg a taxawal Sénégal kenn xamul ni ñu toll te bés bu ñooñu jotee ci Sénégal Sénégal jóge fii mu ne. lan moo tax ma bëgg a dem assemblée nationale coow li bari na mel ni man dama nekk campagne élection présidentielle man député laa bëgg a doon waxuma ne je suis candidat à une élection présidentielle. Élection présidentielle c'est en 2024 moi je suis en 2022 ma bëgg a nekk candidat pour les élections du 31 juillet 2022 mais bu ñu ma prêter ay ambition présidentielle avant l'heure moi je veux être député. lan moo tax ma bëgg a dem assemblée nationale lan moo tax ma bëgg a dem assemblée nationale fauteuil bi ma doon toog ajjuma bu jot fauteuil bi ma doon toog ajjuma bu jot nga xam bala ma fa daan dugg muy groupe Futurs Médias dama daan toog ci suma oto ba émission bi de 5 minutes ma dugg toog ci suma plateau loolu foofa it li tax ma doon doxale noonu ma doon doxale ni ngeen ko gisee woon yéen ñëpp mooy ku fa ñëwaan toog su ma fa toogee di ngeen am yaakaar ne dinaa fa nekkal askan wi. am na sax ñoo xamante ni dañ ne mujj gi dañ doon wax ne Pape Djibril waxam yëpp mooy et le peuple dans tout ça li ma intéressé rek mooy askanu Sénégal te loolu mooy continuer di ma intéressé à chaque fois ma mës a nekk en face d'un problème wala d'un sujet je me posais que 2 questions principielles et principales. Les 2 questions mooy lan de quoi s'agit-il ndax lépp lu may wax bëgg naa ko xam wala taxfu maa laysa laka bi ilmun lu ma amul xam-xam du ma ci wax. beneen bi mooy fasalu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun loolu moo tax ma ñëw Brescia ndax yéen a xam li ngeen di dund loo xam sàmba gën laa xam boppam moo tax su ma sañoon du ma nekkuma député de la diaspora nee nañ léegi wutal nañ leen ay député de la diaspora mais man su ma nekkee parlement ba kenn mënta wax ba du ma défendre diaspora sénégalaise. donc fauteuil boobu ma doon toog je me posais que ces 2 questions principielles et principales de quoi s'agit-il wax naa léegi li tax ma koy def parce que bëggumaa wax loo xam sama bakkan laa koy teg lu may wax damaa bëgg mu wóor ma moo tax mësuma faa dugg lu dul woo naa ku xam li ñu war a waxtaanee ma laaj ko ci lim ci xam ba pare duma ko ci laaj xalaatam de ndax wax sa xalaat ak wax xam-xam bokkul suñu yemalee léegi nag ñiy wax seen xalaat ak ñiy wax xam-xam àdduna tukki hypothèse ak opinion ak vérité scientifique c'est pas la même chose am na foo xam bu ñu fa tollee dañ naan yéen di ay jàmbar ngeen wax ngeen seen xalaat waaye bàyyi leen nag ñi ñu tàgg woon jàngi sàngam ñoom nañ leen déglu nag ndax ñoom bu ñu waxee xam-xam génn te àdduna bi amul secret tous les pays qui se sont développés dëkk yi ngeen nekk yépp tey ba di fi dund gu taw féex gi ngeen fiy dund wóor na leen wóor yàlla ne xam-xam moo ko lal le capital humain de qualité mooy la première ressource la plus importante ressource bu ngeen am su ko xam-xam lalul àdduna tukki xool leen ci biir Afrique réew yi nga xam ñoo ëpp ressource ñoo ngi Afrique tey waaye réew ya jiitaloon xam-xam ñoom ñoo ñëw tey di leen jëfandikoo parce que jiitaluñu xam-xam Sénégal politique la ñu jiital da ngay gis nit ñu jox ko poste kenn du lijjanti ndax moo ngi remplir le contrat de performance waaye dañuy xool ndax moo ngi remplir le contrat politique buy remplir contrat politique bi saa bu directeur bu ñëw bu dee DG la fa la koy bàyyi waaye bu dee ministre tamit remaniement bu ñëw fi la koy bàyyi parce qu'il remplit le contrat politique il ne remplit pas le contrat de performance lii mënatuma koo muñ bokk na ci li tax ma dugg ci politique leneen li nga xamante ni moom moo tax ma ne ressource bi am solo te damay expliquer le sens de mon engagement pour ces élections législatives yii nga xamante ni kenn rek moo mën a tax duñ ci bokk tey muy aji kawe ji sunu borom rek moo mën a tax duñu ci bokk lépp lu waay mën a wax lépp lu waay mën a def dafa yërul suñu xol ba xam ni ñu bëggee Sénégal ak sénégalais yi nit ñi bu ñu xamoon fi ñu Sénégal toll seen xel dina dal ci ñun xam ne duñu leen mës a wor mukk ci àdduna yàlla moo ñu nattoo defal ñu wërsëg ñu bëgg Sénégal ak sénégalais yi li tax ma ne la ressource humaine est la plus importante
waa Sénégal amul or le premier lingot d'or bi muy génn boobu ñu bari ci gone yi nekk ci salle bi gannewuñu àdduna boobu Habib Thiam moo nekk premier ministre ci la le premier lingot d'or génn waaw tey ana sénégalais ban moo xam or bi fan la génne kan moo ko génne ñaata la toll fan lañ koy dugal tey jii jigéen ñu Sénégal bu ñu bëggee or xanaa ñu dem Dubaï wala ñu dem feneen waaye or moom bu dee Sénégal seen yaakaar tas na ci te pourtant li ñu yàlla wërsëgal ci or tey kenn xamul ni mu toll man li ma bëgg mooy bu ma taxawee assemblée nationale or boobu ci sama bakkan lay teg pour ñu xam or bi fu mu génne fu mu jëm ak nuñ koy utiliser. leneen li nga xamante ni gis naa ko mu naqari ma te toujours may ñëw ci ressources humaines yi mooy Sénégal tey yàlla daf ñoo wërsëgal ñu am ndox am suuf te ba tey mënuñoo dundal suñu bopp mooy li ñuy wax la sécurité alimentaire. xajul ci jotaay bi mënoon naa ci yaatal trop Sénégal tey ñu am phosphate gisaguma dajeeguma ak ku ma wax phosphate bi ni ñu koy gérer ak fi muy jóge ak ñaata la ak fi ñu ko jëmee Sénégal tey bés bu ñu waxoon ñaata or a génn ci Sénégal dem bitim réew ay yet ngeen yor tey wutali ñi ko doon gérer koo xamante ni saa bu ñu la falee dañ laa fal pour nga régler problème mu Sénégal yi yow nga ñëw régler say problème bàyyi sénégalais yi ak seeni problème loolu bokk na ci li tax ma ne mënatuma koo toogaay boobu ma toogoon mënoon naa faa toog def ni ñëpp lijjanti sama bopp ndax xam naa yoon wi Kéba Mbaye nee na Sénégal daf doon wax Kéba Mbaye yàlla na ko suñu borom ni dolli yërmande mu ne Sénégal ñëpp tëdd nañ waaye kenn nelawut fii ku lekk dootoo wax ku lekk boo waxee gars yi génneel la ne la lekk nga noppi man ni ma doon dawee pouvoir laa daan dawee opposition parce que dama jàpp ne askan bi moo ma yitteeloon tey jii bari na journaliste yoo xamante ni dañoo demoon ci jamonoy Abdoulaye Wade ànd ak opposition bi ñu ànd ak opposition di xeex Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Wade ñëwee au pouvoir ñoo njëkk a nekk ay déçus bi Macky Sall ñëwee au pouvoir tey dafa mel ni ñooñu doon ànd ak opposition di gisanteeg Macky di saafonteeg Macky tey dafa mel ni ñoom ñoo gën a am jafe-jafe ak Macky man opposé wu ma ay nit approche lay opposé système lay opposé façon de voir une vision lay opposé moom lay xool ci lorñeer boo xamante ni ci xam-xam laa koy teg ci yar laa koy teg ci teggin laa koy teg ak koo mën a doon loolu tamit dama bëgg mu leer ci sunu bopp ñu am or am phosphate am ndox am suuf man ma am tawféex di wër Sénégal nekk journaliste boo xamante ni fu nekk lañ may invité ci biir Sénégal may dem ci école yi di dem ci lycée yi di dem ci université yi yenn saa yi ñu invité ma foo xamante ni ba ma fa eggee laay doog a xam dëkk ba ci laay doog a xam ñi ma invité benn commissaire u police bu nekk fu sori ci Sénégal moo ma ko wax ma dem fa benn bés ñu invité ma mu ne ma est-ce que yaa ngi am idée ci sa message ni mu eggee fi Sénégal fi gën a sori ma ne ko déedéet lan moo koy wane mu ne ma damaa xam ne ñii la invité man musuma xalaat ne ñoo ngi lay déglu ba lay invité parce que daf leen wóor ne fa ma toog ñoom laa fa toogaloon parce que sëñ Cheikh moo doon wax ne journaliste dafa am une mission prophétique mais quand le prophète cesse de prêcher la bonne parole mais il n'est plus prophète. Donc man je suis en train de prêcher la bonne parole, je vais continuer de prêcher la bonne parole, que je sois député, que je sois journaliste, que je sois planton, que je sois agriculteur, que je sois pêcheur, am métier bépp métier bu ma yàlla wërsëgal ci kaw suuf li ma ciy def mooy ndax mën naa ciy jëriñ doomu aadama yi parce que loolu laa doon. leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax toujours ci ressource humaine bi te bokk ci li tax tey jii ñu mu motiver suñu engagement mooy dégg ngeen ressources yëpp ba ci géej gi tey maa ngi tooñ léegi la première dame soxna Moustapha Kumba di ko wax ne ko man de dafa mel ni suñ ceebu jën bu baax sax dafa mel ni léegi ci diaspora bi nga koy lekke parce que Séné egg nañ ci choix dama bëgg rek ngeen xam ñi yor seen réew nuñ ko yore est-ce que xam ngeen ne stade Léopold Sédar Senghor stade de l'Amitié coûté na Sénégal 10 ans de licence de pêche
c'est-à-dire que chinois yi dañu ñëw ne dañu ñu tabaxal benn stade ñun ñu fay leen ko 10 ans de licence de pêche ne leen géej gàngoog fu leen neex jaar leen. est-ce que xam ngeen ne tey bu ngeen demee ci géeju Sénégal ay navires européens ngeen fay fekk suñ ton bi sax ñoom lañ ko jox espagnol yi ngeen fay fekk ak chinois yi ak turcs yi fu leen neex ñu jaar ci biir géej gi. ñu ne leen man mii bokk naa ci ñi njëkk a wax ne nañu def inventaire pavillon Sénégal mais sëñ bi lii man dama daan toog ci télé bi di ko wax aw moon opportunité am na ci ñoo xam dañ leen di invité ñu ne bu dee Pape Djibril la fa nekk man du ma ñëw. am na ci koo xam dane su ma ñëwee foofu lay nekk naan ma lan mooy sa budget ma ne ko bu ñëwee du ma ko laaj dépense su këram de waaye budget bi mooy suma première question parce que budget bi du xaalisam te du xaalisu papaam xaalisu Sénégal la. léegi nag damaa bëgg nag sénégalais yi jox ma opportunité ma dem assemblée nag jàkkaarloog ministre yi su boobaa foofu lay leere ndax bu boobaa dina am légitimité boo xamante ni dinaa leen topp ba mu sës pour ñu wax leen lu ñu def ci géej gi lu ñu def ci mbay mi lu ñu def ci càmm gi lu ñu def ci ndaw ñi ndawi Sénégal tey jii bi may xool le document bi ñu ma jox gis naa ne 50% des Sénégalais qui sont aujourd'hui en Italie amuñu 35 ans mais 75% au Sénégal amuñu 35 ans 80 à 85% aujourd'hui au Sénégal 20 ans 25 ans la ñu am mais réew moom réew ndaw la réew moom loo fay def te defaloo ko ndaw ñi moo yërëmoo magu réew moomu parce que loolu mooy magu réew moomu yéen du ngeen noppalu parce que ndaw ñi bu ñu nasaxee mooy mag ñi duñ noppalu lan moo tax kër yi tey mag ñi continuer di daw dépense mooy xale yi amaguñu te mag ñi seen xel dalagul ñun dañoo bëgg a dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi te loolu fi mu mën a jaar mooy il faut que ñu xeex ba nga xamante ni ndaw ñi lépp luy opportunité d'emploi dinañ si mën a jot loolu moo tax may wax ne il faut que ñu xam ne ndawi Sénégal te dama koy wax gouvernement Sénégal ndawu Sénégal du charge pour État Sénégal ndawu Sénégal chance la pour État Sénégal ndawu Afrique chance lañu pour Sénégal tey jii bu ngeen jëlee nit ku am ay doomam ci këram est-ce que dafay xëy bu dee ku am xel la est-ce que dafay xëy di xool njabootam comme benn pour di xool njabootam comme charge wala ndax daf leen di xool comme chance boo xamante ni ëllëg su defee taxawaay bi ko war lim ci bëgg dina ko am ñi yor Sénégal booba ba tey dañoo desee jëfandikoo bu wér ndawi Sénégal moo tax jamono bu ne Sénégal xam nga surtout na dañuy wax ne boo occupé wul say ndaw bés day ñëw ñu occupé la et justement aujourd'hui lan moo tax gouvernement Afrique yu bari ak Sénégal tey jii ndaw ñi nekk lakkal 8 pour ñoom parce que Serigne Fallou moo doon wax ne lii yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la Serigne Fallou mu ne lii yées ci kilifa mooy say ndaw wala sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la te loolu moo dal sunuy gouvernement en 1968 Senghor dafa xool ndawi Sénégal ñu sonal ko amut lu muy def lu dul jël leen yóbbu leen service militaire obligatoire en 88 Abdou Diouf xool ndawi Sénégal amut lu muy teg ci seen der lu dul j'ai une jeunesse malsaine c'est qui le problème finalement xam nga man papa boo xamante ni dafay taxaw naan samay doom dañu yaree diku c'est très bien mais est-ce que bi li nga war a def nga ko ba ñoom duñu yaree diku la responsabilité beneen bi mooy Abdoulaye Wade bi mu ñëwee premier discours d'investiture am bu ngeen ko dégloo dafa wax ne la disponibilité de ma jeunesse moo ëpp solo milliards yu ma bitim réew mën a jox ñun li ñu gëm mooy gouvernement Sénégal yi fi jaar yépp y compris le gouvernement du président Macky Sall dañoo desee xam tawféex bi leen yàlla defar ci jox leen ay ndaw yu valide yu dëgër yu am solo parce que ndaw moom moo mën a développer réew leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax tey te mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy pourquoi le Parlement est important en 2022 mooy 2023
ci le Sénégal di am première barilu pétrole am ak gazam tey jii Sénégal moom mooy 7e réserve mondiale de gaz 7e réserve mondiale de gaz dafa mel ni sax yàlla dañoo defalati beneen tawféex waaye yàlla nañ ko mérité dafa mel ni gaz bi ñu am ñun dañ ne moo gën ci àdduna bi ndax dafa mel ni dañ ko segg ba pare dañ ko raffiné ba pare waaye nee na man de sama xel dalu ci rafetuma ci njortu it ci niñ ko nar a gérer li tax mooy damaa gis li fi jot a jaar nee naa léegi ana or bi nee naa léegi ana or bleu muy géej ñun dañu am or bleu muy géej gi ana zircon bi ana phosphate bi ana suuf si nga xamante ni tey boo demee Sénégal jox nañ lépp étranger yi ICS bi nga xamante ni tey mooy defar engrais boo fa demee tey daanaka indien yi dañuy defar engrais bi ba pare yóbbu ko bitim réew ay baykatu Sénégal du ñu gis engrais bi mais à ce rythme dama naan nag bu ñu amul taxawaay bi ñu war a am pétrole bi gaz bi foofu ñu ko jaarale lañ koy jaarale léegi nag ma wax ne li tax ñu war a taxawaay bu responsable nag laa wax mooy que ne am na mal gouvernance boo xamante ni jig na sax yeneen ressources yi waaye jigul pétrole ak gaz pétrole ak gaz mal gouvernance almet la ci kawam corruption almet la ci kawam injustice almet la ci kawam loolu moo tax Sénégal képp ku jógut taxaw fi mu ne mooy comprendre loo enjeu bi nga xamante ni moom mooy am enjeu mooy lan enjeu mooy qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je gagne dans ce qui est en train de se passer loolu mooy enjeu qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui ce qui est en jeu c'est la stabilité du Sénégal la stabilité du Sénégal man nag comme Sénégal rek laa am ba pare ma xam li xew ñi am intérêt ci pétrole beeg gaz bi tey amul ku nekk Sénégal tey di yëkkati sa kàddu lu dul dinañ am intérêt ci yow nga nekk ci biir wala nga nekk ci biti ñoom mën nañu am intérêt ci yow parce que ñoom seen yitte mooy daanaka kaw mooy seen yitte gis ngeen ni ñu def Angola gis ngeen Congo gis ngeen yeneen dëkk yëpp yi nga xamante ni tey yàlla suñu borom jox na leen ressource bi ñu amee aussi bien muy pouvoir bu irresponsable comme kuy wut pouvoir su classe politique bi irresponsable population yi ñoom ñoo ciy sonn donc loolu moo tax man j'invite aussi bien le pouvoir que l'opposition à la responsabilité te responsabilité mooy lan mooy bu ñuy dem ci élection il faut que le pouvoir soit responsable et dans cette élection-là dañoo gis une irresponsabilité notoire du pouvoir xam nga irresponsabilité mooy lan mooy ñuy dem ci élection nga xool nit wala nga xool ay nit yoo xamante ni ay nit yu bari ñoom ñoo leen bëgg yaakaar leen nga xool leen ba seppali leen lu nekk nga def ko ba duñu bokk pour man loolu xel nangoo ko dafa am lu ñuy fàttali ci Afrique ndax Afrique pouvoir yi fi amoon doole yépp dañu faagaagal seeni opposants Senghor def na ko am na ci ñum ko jéem Abdou Diouf am na ci ñum ko jéem Abdoulaye Wade am na ci ñum ko jéem Macky Sall amul woon droit boobu te gis nañ ko ci digganteem ak Khalifa Sall gis nañ ko ci digganteem ak Karim Wade gis nañ ko à un moment donné gis nañ ne loolu xaw na feeñ ci digganteem ak Ousmane Sonko te ñu jàpp ne ñun li ñu gëm mooy dañoo egg ci Sénégal foo xamante ni tant que bàyyiwuñu fukk di gas fukk di suul mais Sénégal mënta dem soo wuutee ak Djibril Fall nga ne yàlla na bu mu xëy suba soo d'accordee ak man lu ma wax dëgg la lu ma wax dëgg la lu ma def dëgg la mais loolu du dëgg Sénégal boobu nag man bëgguma ko Sénégal bi ma bëgg mooy Sénégal boobu maam Abdou Aziz Sy doon wax mooy l'éthique dans le désaccord même dans le désaccord il y a une éthique à préserver moo tax man lii ma dugg du xale du ab xale moo ci dugg de bu dee xale laa it am naa tawféexu ay magama yar xam naa it li xew xam naa fi mu xewe yàlla suturaal na ma tamit fiñ ma war a jaarale nañ ma fa du ma nangu ger du ma nangu ñu corrompre ma
du ma nangu jël xaalisu ku nekk ci opposition wala ku nekk ci pouvoir loolu tamit intéressé wu ma sama biir bii du ma ci dugal lu lewut sama rakk ji ma bokkal benn ndey ak baay xam na ne musuma moom mii xam na ne sama premier cuisinière u yaay bi ma koy jënd boobu sama bourse étude laa ko jëndee dama koo dajale jëndal ko cuisinière keroog moom mii keroog man ak moom ñoo comploté pour defal surprise bi sama yaay donc li ma bëgg a wax mooy il faut que ñu xam ne lii ñu dugg fulla ak fayda ak xam-xam fulla ak fayda ak xam-xam lañ ci duggee ñi nga xamante nii par parloo moo leen sonal ak xeex ci politique ak saagante ci politique ils perdent leur temps man je ne suis pas leur adversaire bu fekkee ne kuy saagante ci politique ak wax lu bon loolu moom mooy sa politique du yow ak Djibril Fall lay nekk su fekkee ne soskat nga du man ak yow la yow ak sa borom la ndax li ngay wax man mënuma ci dara mënuma la ko teree wax waaye nag duma la def nawle ndax wan nga ma ne amuloo prédisposition pour waxtaan ak man waaye képp koo xamante ni xam-xam moo la ñor dëgg moo la ñor itte moo la ñor su boobaa moom jàppal ne ak lu dëgg bi naqari man pare naa pour déglu la pour ñu waxtaan ci donc li ma bëggal Sénégal tey mooy Sénégal bu naataange li ma bëggal Sénégal tey mooy servir Sénégal parce que xaw ma kañ laa fiy jóge xaw ma kañ lay faatu moo tax li des sama dund gii nag li ma defoon rek laa gën a def mooy jébbal sama bopp Sénégal muy samay waxtu muy sumay temps boo gisee li tax ma dugg politique c'est-à-dire que dama am liberté boo xamante ni pour gën a mën a taxawal Sénégal jàpp naa ne politique rek moom moo ma ko mën a jox ndax nag am na lu ko gën a sedd fuuf ndax lu metti la ndax ñi fi nekkal seen bopp yépp mooy ñi nga xam ci seen bopp la ñu nekk ku jóg ñu ne ci boppam la ne képp nit koo gis ba ci fenkat bul sonn mën a wax ba mu gëm la parce que comme il est incapable de dire la vérité pour moom personne n'est capable de dire la vérité jëwkat pour moom saa booy wax ci nit pour moom jëwkat nga comme moom soskat loo wax su ma nee xujja dafa baax mu ne da koy sosal rek parce que comme moom soskat la pour moom ñëpp dañuy sos ki nga xamante ni saa bu waxalee nit du waxte yàlla tax saa bu déggee ma seede ay kàddu yu baax jëmale ko ci magay wala ma jëlee ko ci keneen mu ne am na lu mu ko defal moo tax mu jëmale ko ci moom Sénégal il faut que ñu am lu ñu déconstruire il faut que ñu waxante dëgg nag ci sunu biir dañoo am ay feebar yoo xamante ni dafa bari ci sunu biir feebaru xol feebaru ruu feebaru bëgg lu baax ak wax lu baax ak def lu baax ŋàññi nit rek te yow li nga ci jublu mooy bés boo amee place am def lu ko gën a bon loolu it du Djibril Fall moo tax li may wut nii su ma wóoroon ne aw ma xam-xam bi su ma wóoroon ne aw ma taxawaay bi su ma wóoroon ne aw ma bëgg gi yàlla xam na ne du ma ci dugg ndax xam sa bopp it dafa baax su ma wóoroon ne mënumaa muñ ger du ma ci dugg waxuma la damay muñ ger waaye yàlla dafa maa booleeg sax ñu may muñ la ger muy ñi ma jur sama yaay damaa nekk xale bu ndaw dégg ko mu naan seen biir yi du ma ci dugal mukk lu xaraam donc loolu laa donn mënumaa def leneen mënuma koo bëgg gars yi seen mallette yi yàgg nañ ma koo wan te bëgguma ko j'ai toujours craché sur ça mësuma ko bëgg donc dalal leen seen xel ñi ma àndal la ñii góor yu set yi ma fekk Italie man de dara jaralu ma xujja woo ma naan ma bett nga ma Pape Djibril dara jaralu ma ko parce que ay maamu ceddo laa am te dee moo leen gënal wor surtout ca Ndeela Fall la Birima Tend Lat Kayre Amari Ngoone Sobel Lat Sukaabe tagg sama bopp tagg sama bopp taxul ma wax ko waaye damaa wax ne donnuwuma fu ñuy wore mënuma ko xamuma ko leneen li it mooy bi ceddo gi weesee it ñi ma yarit yar ma ci diine
xam nañ ne seen bakkan moo leen gënal mukk ñuy trahir seen conviction mënuma ko su ma sañoon saa bu ma demee Tivaouane ñu tijjil ma seen bunt su ma sañoon saa bu ma tabbee Touba ñu tijjil ma seen bunt te su ma sañoon lu ma fay yóbbu ci àddiya du nekk alal ju leewut lu ma ñaq rek lay doon ci suma bopp. donc côté boobu maa ngi ciy dalal seen xel bu baax keroog bi ma Moustapha ne da ngay ñëw moom xam na ne woo naa ko ne ko ñit ñu pare ne ñan la mu wax ma kàddu yiw ci ñoom ma dog ko nangu su doon ñeneen nit bu ma gëstoo ba pare duma ko nangu su ma wóoroon ne ay dóorkatu marto la wala ay ger ñu ñuy ger wala ay gerkat duma ko nangu Moustapha ak ñoom Moustapha ñii muy ñoom Moustapha muy ñoom Adama muy ñoom ñëpp démb j'étais très fier bi ma ànd ak Adama ci oto bi ku ko woo téléphone li mu koy wax mooy xam nga ne du ma dugg ci ay caaxaan loolu la Mamadou di wax loolu la Khoudia di wax loolu la Mame Diarra di wax loolu la ñëpp di wax mais nan nga ànd ak ñu mel noonu ba pare bëgg a nekk ab workat wala dóorkatu marto mais xalaatuma ko sama rakk ji di sëy ci seen biir su ma sañoon ku mu fi dajal siggi lan moo tax yow ngay jombale sa bopp ni dara te mais mbub moo dagg solal ko sa bopp bu xatee bu ko solal nit donc bëgg naa ñu ànd ak dal ànd ak yiw ànd ak rafetal diggante yi bu baax a baax ñëw ma tey Brescia pour wax ne dama leen di campagne pour ngeen ànd ak man su leen neexee bu ngeen duggee ci mbañ gàcce bopp ngeen votel ma waaye encore une fois ngeen votel ma ak nga ñàkk ma votel du tere ma leen di taxawal di leen bëgg di leen yërëm di leen taxawal jamono bu nekk ba tey jii su ma sañoon doomu Sénégal yi ñu tëj ci prison yii su ma sañoon ñu génn dellu Sénégal ñi nga xamante ni ñoo ngi fi faatu yàlla na yéex ku fi faatu ñu yóbbu la tranquillement au Sénégal su ma sañoon xale yi nga xamante ni tey ñoo ngi ci école yii di jàng bés bu ñu paree jàng fekk seen place bu yiw bu yaatu Sénégal loolu moo tax mënumaa nangoo d'accord ak Sénégal ñii nga xam ñoo ko yor ba pare di sàcc suufu Sénégal parce que tey suuf si moomuñu ko te tey ñoo ngi koy caxat-caxatee biir Sénégal à ce rythme là seen doom yi fu ñuy amee kër fu ñuy amee suuf loolu mënuma ko nangu donc di gërëm bu baax Serigne Matar Kandji bi nga xamante ni aussi ñëw na tàbbi si jotaay bi ak kilifa yi nga xamante ni yëpp ànd nañu ko di jeexale nag ci ñaar ñi nga xamante ni ñoom lañ tànn muy la marraine ak le parrain loolu it dafa bokk ci li ma gën a gëm mooy reconnaissance ñi ma seqal liggéey bii am na ci kenn ci ñoom jàmbaar la dafa ànd ak man mooy soxna Yvonne Seck ba le toog juddoo France jànge France màgge France def les grandes écoles bëgg Sénégal ak ay waajuram tax mu ñibbi si Sénégal bi ñu yokkatee liggéey bi elle a démissionné de son travail pour être beaucoup plus disponible tey waroon nañoo def délégation bi ñuy ñëw mais moom elle s'est portée volontaire parce que comme elle est française elle avait moins de difficultés pour avoir le papier donc loolu moo tax finalement elle a porté le plaidoyer pour ñëw accompagner dama ko yërëm dem bi ñu jógee Ravenna parce que xam naa ne coono bu ne daj na ko ci aller beeg retour bi mais Sénégal jar na ko Sénégal jar na du ko raw parce que damay wax ne ñun Sénégal luñ ci mën a jot luñ ci mën a daj kenn exilé wuñu kenn saaga wuñu kenn xasuñu wala sax saaga ak xas sax wax dëgg yàlla moom ku ko def sax da nga koy ñeewante ndax victime la ndax tawféex bi nga am ba ñu yar la ba nga tële ko moom amul tawféex boobu yow kay da nga koo war a ñaanal dajuñu la Seydi Hadji Malick daj Tiwaawan ba mu fay doog a agsi dajuñu li jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Bamba daj bañ koy yóbbu Gabon mu nekk fa juróom-ñaari at yoo xamante ni am na korité gu ko fa fekk goo xamante ni amul sax lu mu rey waaye bu ndogu jotaan ay xobu garab lay jël muucu ko pour am lu mu dogee waaw yow bu fekkee ne ñooñ ñooy sa kilifa ñii ne xóob rek nga tëb foo jëm
moo tax ñi yor seeni wax di ko wax ak ñi yor seeni jëf maa ngi dalal seen xel ne yàlla xam na ne waxoon naa ci suma première déclaration ne lépp lu mu leen jaral pour yàq jaral nañu lu ko ëpp pour defar. moo tax ñi may woo sax ndeysaan di ma ñeewante naan ma bu la kenn déstabiliser ma ne ñooñu xanaa laaju ñu soñ bu jóg ñu wax leen man fi ma jóge góor gi ma yar sentiment boobu ñuy wax peur daawu ko animé du tiit du raf déedéet loolu nekkul ci ñun ndax Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ne an naf wa dur min arrahmani laysa min assudaani wal bidaani njëriñ ak lor du bàyyeekoo ci ku dul aji kawe ji arrahman mënta bàyyeekoo ci ku weex mënta bàyyeekoo ci ku ñuul moo tax njabaruñu fexeeluñu kenn tooñuñu kenn waaye li ñu xalaat dinañu ko wax kenn mënul tere ñu wax ko loolu tamit ku wuuteeg ñun xalaat tamit jàpp ne boo ñu saagaa li ñu xalaat di ñu ko wax yaa ngi nax sa bopp de li ñu xalaat dinañu ko wax te jëmmi yàlla tax waaye nag may loolu tamit lay digal ñi ma àndal waxuma kenn kaay xuloo waxuma kenn kaay saaga waxuma kenn kaay xaste dama bëgg ñu teg ko ci yar dama bëgg ñu teg ko ci xam-xam dama bëgg ñu teg ko ci teggin dama bëgg ñu teg ko ci bëgg-bëgg lu la nit ki wan ci yàq rek nga wan ko ci defar lu la nit ki wan ci bëgg a yàq rek nga wan ko ci bëgg a defar fu nit ki yàqe rek nga ñëw defar loolu moo tax ñi ma àndal Yvonne mën na koo seede dama naan bu kenn di ñëw ci man di wax ci Khoudia dara parce que booy coupé ma koy woo ne ko diw nee na waaye nag bu dee lu baax moom maanaam dama ciy sawar dama lay déglu soo ne ma woowee ne ma Henriette de ak a baax ak a jàmbaare du ma bëgg nga pare waaye boo ma woowee di ma wax ci moom safaan non seulement doo eggale waaye dama koy woo wax ko parce que mënumaa comprendre société boo xamante ni saa boo bañee nit ne naa fexe ba ñëpp bañ ko saa boo meree nit ne naa fexe ba ñëpp mere ko loo dégg ci moom safaan mu siiw te lu ñu wax ci moom ci lu baax du ko dégg et il peut pas compter sur toi pour dégg ci lu baax liñ koy wax man nag yaruñu ma ci loolu de man duma ko def de te politique du ma soppi man maa koy soppi maam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu daf doon wax ne su ma paree ci suma taalibe fu mu dem day soppi waate waaye kenn du ko soppi man nag politique bii du ma soppi politique du tax ma jaay sama ngor politique du tax ma renier suma taalibe am na sax démb ku ma woo ne ma yaa ngi politique nag mais su ma sañoon daal nga bàyyi affaire diine yi parce que diine du politique ma ne ko lii tax Sénégal taxaw parce que dafa am lu ñu donn te xamuñu ko mooy la loi française bi tënk la 5e république loi boobu révolution française dañu xeex ak église daal ne tey bis ni ki tey église dootul duggati ci la gestion des affaires publiques mais yow nga nekk ci Sénégal boo xamante ni li nga am yëpp diine moo la ko may li nga jot a am tey ji ñi nit ñi di dem di ziar yëpp bëgg leen yaakaar leen di leen dimbalikoo mais ñooñ ci diine lañ leen xam ak taxawaayu diine yow nga ñëw moo tax ba ñu defaree seen constitution beddi leen sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa wax ne du gardien de la constitution de gardien de la confusion la parce que c'est une confusion entretenue à dessein moo tax nit ñi nañ xam ne suñu yéene rëy na ci Sénégal ndax ca racine du mal ba la ñuy questionner dugg assemblée rek intéressé wu ma duggin bi moo ma ñor loolu moo tax bu ma fay dem ma ne am na lu gën a yomb nag mooy dugg ci coalition Samba wala dugg ci coalition Demba looloo gën a yomb di waaye duggin bi moo ma intéressé ndax dama bëgg a dugg assemblée nationale nekk ku libre wane ay prédisposition ne mën naa contrôler l'action du gouvernement waaye wane xam-xam boo xamante ni tax na ma xam ne am naa ay borom xam-xam am naa ay documents yu mel ni waxtaan ak diaspora yoo xamante ni dinaa ci def ay guddi ak ay bëccëg ba bu ma jàkkaarloo ak ministre bu mu mën di doon duma ko wax waxi dof waxi nit laa koy wax lii mooy rôle député député yi ngeen daan am yéen a daan tooñ seen bopp parce que député boo koy yóbbu assemblée nationale te liberté am wóoru la xam-xamam wóoru la bëggam wóoru la bu la waree yaa war sa bopp moom warul boppam donc man tamit natt leen ma xool leen ci suma ginnaaw ndax est-ce que j'étais un homme libre
xool leen ndax am naa xam-xam bu leen doy pour contrôler l'action de l'exécutif. bu leen wóoree ne am naa ko bismillah jox leen ma carte yi su leen wóoree ne amuma ko xool leen ku leen doy waaye man bu dee man ak bu dul man ak dama leen di taxawal seen député la ba pare loolu yàlla dogal na ko. donc may jeexal guddi na te xam naa ne suba da ngeen di dellu ci liggéey bi may jeexal ci santaat yàlla maa ngi leen di ngërëm loo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sant leen dalalaat seen xel bu baax a baax a baax a baax ne Djibril Fall bi ngeen doon gis Djibril Fall boobu dafa dolleeku wàññeekuwut Djibril Fall boobu bëggam Sénégal dafa yokk jamono bu ne ndax tey jii am na ci loo xamante ni da tax sama yaakaar gën a dolleeku ci Sénégal mooy boroom xam-xam yi ma fekk ci diaspora bi j'étais très content bi ma jaaree France ay boroom xam-xam yu mag dellu si Sénégal dellu si ñëw dajeeg man ne ma li ñu naqar yépp mooy mënuñoo jëriñ Sénégal ak fi ñu nekk di liggéey ak li ñuy liggéey ni mu amalee solo Sénégal tey jii waxtaan bi ma am ak kilifa yépp ak bi ma demee Bergamo keroog comme bi ma demee Ravenna li ma dajeel yépp mooy ay nit yu am solo waaw muy démb ñi ma mujjee waxtaanal ñoom sëñ Mansour Sall ak maître Babacar Sall nga xam suma fierté la nga ñëw ci dëkk bu mel ni Italie jadis réputé raciste nga ñëw fi góorgóorlu ba bokk ci barreau bi tey sa yéene ak mag mu mel ni El Hadj Ndiaga Sall yar la ba nga ne bi ma jàngee droit ba pare damay taxawal suma communauté Babacar boobu dama bëgg ñu mel ni ñoom aussi maa ngi ko koy wax démb ne ko da ngeen a war a jëriñ seen réew da ngeen a war a jëriñ Sénégal ñu mel ni yéen ñi ñëpp tey jii diaspora bi ñëpp am xam-xam ñëpp am alal dañ naan ko ñu ku ci amul xam-xam am alal waaye ku ci am alal it am nga xam-xam ndax fii seen alal kenn du ko jël ci ay caaxaan ay prédisposition yu wóor loolu moo tax ngir yàlla exigence bi ngeen am ci Djibril Fall am leen ko ci candidat yëpp yi bëgg a dem assemblée nationale exigence bi ngeen am ci man nga xam su ma ñëwee nee nga ma da ngeen ne ma hey wax ñu fan nga jëm est-ce que dafa am ku nekk ci sa ginnaaw ma ne leen yéen rek yéen a nekk ci sama ginnaaw yéen rek laa yaakaar yéen rek laa bëgg a àndal ginnaaw ndimbalu suñu borom pour dem assemblée nationale mais nag loolu bu leen ci épargner kenn exigence boobu te coalition yi tey lu nekk ci ne am leen fulla bi pour gëstu coalition yépp xool li ci ne xool ñi ci ne xool seen passé xool seen présent xool seen avenir doog leen a voter exigence bi ngeen am ci ñoom def leen ko ci ñeneen ñëpp loolu laa leen di sant président loolu laa leen di sant et la même exigence avec tout le monde et je souhaite Inch'Allah qu'au soir du 31 juillet que la diaspora puisse voter massivement pour la coalition les serviteurs maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant